asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi yéen ñi nga xam ni yéen safoo di seetaan la chaîne sénégalaise ci seen émission bu mag boobu ñuy wax yóbbal ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak bànneex saa su ne rek di jàkkaarloo waat ak yéen di nuyu nag suñu kilifa diine yi fu ñu mën a nekk yàlla may leen gudd fan may leen wér ñu àggale yéen bi nga xam ni seen maam yi ak seen bàyyi moom lañ leen bàyyil yàlla nañ ko àggale ni mu doon gënale yàlla bu mu yàqoo ci ñoom ci barke yonent bi di nuyu di ñaanal kilifa aada yi yàlla may leen gudd fan may leen wér may leen xéewal gu ñu àggalee Sénégal fi ñu ko bëggee di ñaanal ñi nga xam ni dañu tëdd ci lalu hôpitaux yi wala ñu nekk ci seen kër wala fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp bañ a tëral kenn dafa leen shifa di ñaanal ñi nga xam ni caabi dafa leen féete gannaaw yàlla delloo seen njaboot ba kenn bañ fa nekkati ñuy wax ne nag tey la chaîne sénégalaise mu ngi woon ci thème bu mag boobu ñuy wax colin wala col ko wala habillement muy liñ daan solo démb ci cosaan ak aada moom la ñu waxtaanee altine ñëwaat tey ci thème bi ci àllarba ji di ko indiwaat nag ci colinu tey ak jamono ak xale yi moo tax nag ma ànd ci ak sama invité El Hadj Abdou Aziz Mame Fama El Hadj Abdou Aziz maa ngi lay nuyu. Adja Ndak maa ngi lay fay am mbégte di toog ci plateau la chaîne sénégalaise di nuyu sa mbokku téléspectateurs yi seetaan yëpp. safo chaîne bi di nuyu kilifa diine ni nga ko waxee sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalifa général de Tidiane di ci teg sëñ Abdou Aziz Al Amine ak ay rakkam sëñ Mbaye Mansour sëñ Maodo sëñ Mbaye Babacar ak seen i rakk ñoom ñëpp di leen nuyu bu baax di am mbégte di toog ci plateau bi waxtaanee li nga xam ni aada la ak cosaan. jërëjëf Abdou Aziz ñu ngi lay gërëm yow tam ci disponibilité bi ma ànd ci nag ak sama doom. sama xarit sama soppe Mame Nar Mbengue nga xam ne que tey dafa indi jamonoy tey symboliser la jeunesse Mame Nar maa ngi lay nuyu. tey loolu maa ngi lay fay li dara fay ko tata. wallaay moo kontaan ni ngay waxee sama doom moo ma neex. waaw di nuyu ki nga xamante ne tamit mooy tonton Abdou Aziz Mbaye di la nuyu bu baax maman di nuyu téléspectateur yóbbal yi di am mbégte lool dellu si waat tey rawatina ci sujet bi nga xamante ne moo di affaire sol. mooy beral nuyoo tamit ki nga xamante ne mooy fàttaako nekk foofu la sa Sacré-Cœur maman kooku nag sa fans la nee na du rate émission yóbbal. wallaay boutique. wallaay ñu leen di nuyu bu baax ñoo ñuy jox accessoire ak bling bling yu jekk yi. waaw waaw may beral nuyoo tamit ña nekk foofu la ca marché Grand Yoff dañuy xool bu baax yóbbal duñ ko rate. dañuy jaay waaye dañuy tal seen i télé di xool émission bi. di ci beral nuyoo ki di Malick Sène séeréer bu ñaaw bi nga xamante ne mooy génne chaque jour. si ñëw bu jekk bu am taax bi. ah sama doom kontaan naa ci loolu ñoom tam. 264 numéro téléphone am di 540 66 11 ku bëgg rek la fa dem ndax léegi waa Grand Yoff daal ñooy defar. man daga naan sax ma neer naa dellu ci tey baas ak yu mel nii de parce que fi mu la génnee nii tabarkalla ñu ciy nuyu nag suñu ay partenaires de tous les jours ñu leen di wax waa Tapis Rouge nekk fii ci avenue Cheikh Anta Diop di ñoo xam ne que. ñoo jàpp te bàyyiwuñu boobu ba léegi àdd ak yóbbal ca dorte ba léegi ñu ngi leen di nuyu di wax ne daal Tapis Rouge fii la génn ku bëgg yu mel nii rek nga dem ba ci avenue Cheikh Anta Diop wala nga woote jot monsieur Xuma nga xam ni mu ngi bay waaram ci développement Sénégal boo leen soxlaa itam nga woote ci 33 842 63 42 wala nga woote ci 77 865 37 37 wala nga woote ci 70 703 80 08 di nuyu di ñaanal yàlla bu baax wér ak barke awa aaj borom Lagan Couture ma xam ma ci jaaro ngalam bi nga xam ni bu ma génnee fu baax fii rek moo ci génn nga xam ni mu ngi ci Castor ci 77 523 50 70 di nuyu sama doom sama xarit sama rakk Mbay Babacar bu ndee la maasale Thiam nga xam ni moom du tay du sonn ci jàpp ci yóbbal ci musóori ci chignon yi ak xale yu baax yooyu ñoom isa ñoom dinaa nga xam ne ñu ngi fii rek ci wetu croisement Cheikh Béthio ci fij mit boo soxlaa nga woote 77 549 67 55 di nuyu di sargal madame Tall maam Buri Ngom mi nga xam ni moo joxe brodé bu rafet bi ci yóbbal di ko ñaanal yàlla yokk ko yokk mën-mënam ci barke yonente bi ak fal yéen yépp di ko teg ci loxo Fat Seck madame la présidente nga xam ni moom nit ku baax la ku yàlla baaxal ñu ànd ñoom ñëpp def benn say di ay jigéeni jàmbaar yoo xam ni maa ngi leen di ndokkeel di leen nuyu di leen ñaanal yàlla tey nag suñu thème tey bi mi ngi ñëw ci solu col ko Abdou Aziz Mame Fama lii waa Palen cosmétique ñoo ko indi yu baax yi nga xam ni baax na ci kër baax ci oto baax ci bureau baax na ci fu nekk ñu ngi indi déodorant yoo xam ne foo jëm mën nga ko yóbbaale neex a def ci poche neex a def ci sa saak boo demee rek fu la neex nga déodorant des eaux de femme
defar ba mu baax ñoom ñi ngi fii ci avenue Blaise Diagne ñi ngi marché Tilène ñi ngi marché Wakaam di ay ndawu sénégalais yoo xam ni am nañu jom xam ni Sénégal ñoo ko bokk kenn ku nekk mën nga indi sa wàll ci defar bi ñoom boo leen soxlaa rek nga woote ci 77 976 86 82 wala 77 446 52 52 Palen Cosmétique. waaw El Hadj Abdou Aziz tey ñu ñëw ci colu waxtaan nañ ci altine indi colu démb indi cosaan ak aada waaw El Hadj Abdou Aziz solu démb lan moo ko doon symboliser ci mag ñu jëkk ñi ñu nga déggoon ñuy wax turki njaareem grand mbubb def tàmba sembe indi kol indi bot indi seen solu démb lan moo symboliser woon solu démb ci mag yi. jërëjëf Ndak mais bala may dugg ci sujet bi damay nuyu ñi nga wax léegi mooy les Faliennes. xam ni maag ñoom ñoo commencé ndoo loolu nga xam ni mooy calaf. la convergence des anciens du lycée Ahmed Fall xam ni dañu yóbbu ay matériel didactique pour le bien-être du lycée Ahmed Fall. boo waxee solu dafay nekk baat bu nga xam ni dafa am solo. mais dafa chargé. ndaxte fecc ak woy ak solu dafay renvoyer ci culture ci aada ak cosaan. inéluctablement dafa méngoo. solu daf lay yóbbu ci diine koo xam ne boo ko gisee nga xam ni kii nitu diine la. solu dina la yóbbu ci nit ku nga xam da ngay xam ni kii nitu aada la. solu daf lay yóbbu ci nit koo xam ni daf lay won ni kii militaire la. waaye solu daf lay yóbbu ci nit ku nga xam ni dafa nekk kilifa. ci colin gi ak ci nekkin bi. kon solu ci dimension yooyu yëpp la lay yóbbu pour benn histoire bu ndaw bala ñu ñëw ci solu démb rek. moo lay wax ni bu njëkk toute l'Europe église moo yoroon force bi. moo ko doon gouverner donc ñooñu doon amoon colin boo xam ci lan leen di xàmmee. dégg nga sax ñu naan l'habit ne fait pas le moine. dafay bari mooy nit ki boo ko gisee rek xam ni kii ci kuréel gii la bokk. solu daan na wone ki nga xam ni mooy autorité aristocrate nu daan solo noo xam ni bu solo rek génn nga xam ni kii fii la bokk nga askanale ko fenn. daan na am tamit solu boo xam ni bu génnee da ngay xam ni kii nitu cosaan la parce que lam daan boole. kon l'habit ne fait pas le moine moi je dis sans l'habit on ne reconnaît pas le moine. c'est-à-dire bu fekkee ni nit ki ci biir solo mën na cee nax nit waaye bu ko solul kenn du ko xàmme. ci gàtt. kon ñun suñu sol ka dafa am influence bu mu subir. bu nga xam ni daf ci am ay baat yoo xam ni boo déggee boo defee tuuti attention rek di nga xam ni dafay am baatu tubaab. léegi mu am baat boo xam ni baatu olof la boo dul mën a tënk. mais bul fàtte ni aussi sol ka dafa am beneen influence bu ci bees boo xam ni li ñuy wax tendance wala mode. loolu ñu koy indi en général mooy borom tur yu rëy yi nga xam ni dañuy am ay marques yu ñuy véhiculer di ko dëppale ak seen mbubb yu ak seen yu ñuy ñaw ba dëppale ko ak noonu mu nekk moo tax ñu naan la bii marque nangam la wala nangam kon donc dafa am ay créateurs yu nekk ci ginnaaw di influencer mode colin bi nga xam ni moo maanaam en général. moo tax col ka comme fecc comme woy dafay renvoyer ci culture looloo waral boo gisee nit mu solu nga ni kii kat bambara la ndax la muy takk ak la muy def. gis séeréer bi ak la muy gàlloo nga xam ni kii lii la mel nga gis pël bi wala loolu ni nga gisee pecc mi nga naan kii séeréer la gis dégg woy ñu naan kii bambara la noonu la nit di solo nga naan kii bambara la wala séeréer wala olof la wala lébu la bu ci nekk rek am na lu muy tegtale ci nit ki moo tax colka ak woy ak fecc mën na noo wax ni ay expression culturelle la yoo xam ni nit mënul dem te àndul ak moom. waaw bëggoon na la laaj benn laaj Abdou Aziz bala ngay sori moo di colin bu njëkk ni ñu doon xàmmee ni kii buur la lii la war a sol wala ñu gis kii di géwél bu mag bu daan wax wala historien buy taxaw ñu xam ni kii lii la war a sol nga gis koo xam ne que mooy ci kas yi nga xam ni moo composé suñu société amoon na différence colo buñ daan am ba ci ki nga xamante ne moom la ñuy wax le grand sëriñ wala jëwdin wala lu mu mën a doon rek amoon nañu ay distinction lan moo nekkoon seen différence solo loo xam ne lii buur rek moo koy sol wala lii géwél rek moo koy sol wala lii keneen moo koy sol. waaw xam nga société bi sénégalaise ni mu bindoo
dañ ko stratifier, c'est-à-dire dañ ko teg ay ce qu'on appelle les castes noonu lañ ko mën a tuddee. c'est-à-dire buur dafay nekk am ñu ci topp am ay lawax mooy ku war a falu tey ndaw am ay baadoole yu nga xam ni ñoo ci nekk naka jëkk buur bu daan solo bu génnee dafay ràññeeku. day ràññeeku bu njëkk ci li muy takk ce qu'on appelle les atours mooy lépp loo xam daf koy takk da ci buur da ci daan ràññeeku ku ñëw toog ci milieu da nga xam ni kii mooy buur d'ailleurs fi muy toog benn place lay doon beneen bi ci des li mu sol day sol loolu am manteau am mbaxanaam boo xam ni moom rek moo koy sol beneen mbaxana du mel noonu te loolu ci intronisation bi lay bokk bu ñu koy fal ci loolu lay àndaale am ñoo xam ni dañuy ñëw solu beneen solu bu gën a oyof loolu boo xam ni danaan ñii kat ñooy ñiy dar buur am ki nga xam ni géwël la géwël bi daf daan jouer benn rôle important dans la société parce que li tax moo ko daan jouer daf daan am benn rôle bu mu jouer boo xam ni caractéristique am dëgg-dëgg mooy li muy wax mais caractéristique am dëgg-dëgg mooy li muy sol moo tax bu géwël yi dañ ko leen daan teg par stade am na géwël yoo xam dañ leen di tuddee fara làmb fara junjum fara nangam am géwël boo xam ni ce qu'on appelle le griot de parade le griot de parade mooy ki nga xam ni dafay sañse comme buur daf koy solal moom buur moo koy solal dafay nuroog moom ay colin dañuy nurale ay yére léeg-léeg mais seen différence mooy manteau bi ak mbaxana mi da daan am différence boo leen gisee loolu yëpp daf daan am ci li boo gisee Serigne Dakar ñu koy wax bu daan génn da daan sol manteau ñu jiinal ko mu sol mbaxana mi ànd ak nit ñi yor benn xeej wala mu yor benn jaasi boo xam ne dañ koy gis nga grand Serigne de Dakar Bassirou Diagne ni mu daan solo wala ñu gis Pape Diagne doomam ni muy solo wala Ablaye Diop Makhtar ku ci nekk bu génnee rek day boo ko gisee ak nit ñi dañuy am différence ci colin bi mbaxana mi ni ñu koy defee ni ñu koy wàcce ni ñu koy weñee bu dee tarbuus mbaxana tarbuus par exemple day nekk ca kaw CCA boo xam ne dañ koy damm mu wàcc ci suuf yooyu yëpp dafay am donc dafa am loo xam ni nit ñi ñoom lañ daan solo ñu leen koy xàmmee ci colin woo xam ni dafay nekk dëgg parce que loolu moo dëppoo woon ak seen aada ak seen cosaan. waaw léegi dama bëgg a def benn transition ñëw ci solo ñu tey mais dinaa la laaj benn question maanaam caaya xam nga bu njëkk amoon na façon caaya bu nekk ñu ko daan sol mais dafa mel ni tendance su caaya dafa wàññeeku ni ñu solatuñ ko mën nga ma jox le pourquoi la raison lu tax ñu bàyyi ko soit jamono la wala temps la wala activité nit ñi ñuy dox moo tax léegi caaya joxatuñ ko place bi mu doon occupé bu njëkk. ci li ma lay wax ni civilisation yi day influencer ci colin gi caaya du marque sénégalaise caaya ak jàllaabe ak abaya habillement marocain la te xam nga nous avons subi une influence religieuse ci diine naar yi ñoo fi njëkk a ñëw ci ñoom la jógee donc caaya tenue naar la caaya dafa amoon caaya yoo xam ni ñoom dañ ko daan boole ak xaftaanu baraaya mooy bii am buy ubbeeku comme gilet ba ci suuf ak gilet baraaya boo xam da nga ko daan teg dugal caaya ji ci biir dañ ko daan ñëw mais ñoom seen caaya bu dépassé seen genou tuuti rek dafay taxaw ñun nag dañu hérité caaya boobu ba pare indi ci influence ñi koy ñaw amoon na caaya joo xam dañuy wax caaya naturel bi day am ceinture caaya ceinture lay doon day am ñetti bouton ci kaw am ñetti bouton ci suuf comme ni tubéy di amee bouton bu à part pression bi nga def sa tubéy ci kaw day am ñetti bouton caaya ceinture mais ñun comme am na temps yoo xam ni amul woon bouton xamuñu ko woon dañ ko remplacer ak ñoor moo taxoon ñu daan jël mèche lampe tempête lampe pétrole yi daan am moom la daan ñore parce que moo gënoon dëgër mu amoon ay façon caaya amoon na caaya yu nga xam ni dañ koy wax caaya ju mag mooy caaya ji nga xam ni day dépasser sa genou après 10 centimètres am na caaya yoo xam dañ ko daan wax caaya nax sa goro day ñëw ba tiim sa genou te du ci àgg mais day ànd ak ñoor goo xam ne mën na nekk ñooru naar comme ni ko parce que naar yi ñoom xamuñu mèche yi mais der lañu xam tappe ko am na bouton bu ci def ak ay trou ñu tappe ko ci am na caay joo xam dañ koy wax caaya laga jimbi caaya laga jimbi mooy caay ju nga xam ni day àgg ba ci sa téq te boo gisee pël yi fecc genre caaya yooyu loonu am ci ñun suñu tradition caaya yooyu ñu ko daan am mooy taaxuraankat yi day nekk près de 8 mètres wala 7 mètres yoo xam ni ñoor bi rek day ça prend du temps boo ko solee boo feccee mouvement bi ngay def caaya gi day jël le même cercle booy fecc donc artistiquement dafay nekk loo xam nit mën na ko nangu mais caaya au fait loolu la beneen bi ci des caaya dafa am lu muy àndal bon boo demee ci Saloum dañ koy utiliser ñoom mais dañ koy utiliser lors des travaux champêtres
mais day gën a gàtt caaya nax sa goro ñoom ñu ngi ko tuddee simbong. caaya simbong lay doon joo xam ni bu ñuy dem tool saalum boo ko waxee dina ko xam simbong la sol mooy caaya joo xam ju gàtt lay doon à la limite day dépasser culotte tuuti rek lay dépasser culotte mais day nekk caaya tu es à l'aise dans la pratique wala tu es à l'aise ci boo koy def wala loolu mooy caaya simbong mais caaya li tax nga naan dafa dem c'est parce que li ñu ko daan booleel bu njëkk moom mooy raar mais am na parce que gis nga civilisation mooy correction boo déggee maire yi daan wax assorti moowu tubaab la mooy ñu jox la benn mbubb jox la tubayam jox la turkeem ñu ni assorti la moo tax jigéen ñi daan wax daf ma jox mbubb musóor ak sër assorti la ma may bu déggee assorti rek mooy ñett yu nu boole yoo xam dañuy bokk couleur ñu boole leen mooy assorti ci tubaab baat bi tubaab la léegi bu njëkk da nga daan sol sa caaya teg ci sous-vêtement parce que sous-vêtement ñun xamuñu ko woon sous-vêtement tubaab la moowu tubaab la sous-vêtement mooy nekk ci suufu tubaab loolu bi mu ñëwee ci tubaab yi fi doon njëkk ñëw dañ daan sol chemise blanche ba pare nga seen sous-vêtement ci biir li tax ñuy wut sous-vêtement nag c'est pas parce que doon ko sol noonu rek c'est parce que comme nit dafay ñaq te coton lay doon day bañ mbub mi nga takk mu diggee sa yaram trop mu tooy moo tax ñu indi sous-vêtement d'accord donc caaya da daan ànd ak turki njaareem dégg naa nga wax ko léegi turki njaareem espèce grand mbubb bu ndaw la bu nga xam ni fi ñu koy takk c'est-à-dire fi ñu koy sos ci suuf ndaxar fenn gi dafay sori ak sa poqtaan moo tax boo ko solee dugal sous-vêtement da ngay am air te mag ñi dund bëggoon fu nekk am air c'est-à-dire ngelaw di leen upp boo ko solee ba pare nga sol sa caaya teg ko ci doo ko sol sa grand mbubb am na mag ñoo xam ndax dañ daan tegale ñaari turki doog ca teg grand mbubb am ñoo xam dañ daan teg gilet baraaya teg ci turki njaareem wala turki gambi sall c'est selon parce que noonu lañ koy tuddee am na ay appellation yu ñu koy def turki njaareem wala turki gambi sall doog cee teg sa grand mbubb mais dañ ci daan def précaution parce que boo ko solul boo demee fenn sumeeku yaramu neen ngay def te comme élégant wul nga dem ci bërëb tàng lool wala ñun la sumeekul di la teral nga sol sa grand mbubb te dëgg moom mu français boo sumee sa grand mbubb des sa turki njaareem tu es toujours à l'aise looloo taxoon ñuy wax turki njaareem wala turki gambi sall loolu moo tax tey ma indi Abdou Aziz Mame Fama ci plateau bi pour def la transition non mais yow mam naa tey dama lay dugal parce que du ma ko bàyyi mu dem noonu rek xam nga yow su ma la indee mooy damay indi tey damay indi jeunesse indi mode indi xew-xew moo tax ma ba dugal Mame Nar sama doom sama soppe bi nga xamante ne mu ngi ànd ak man ci émission bu mag bi ñuy wax yóbbal di ci apporter sa touche personnelle boo xamante ne daf ko ciy def dafay dem di def ay jàngat di wut ay reportage ci biti di ko indi ci émission bi pour ñu gën ko valoriser gën ko richel xam ni yóbbal yéen rek yéen a ko moom su ngeen bëggee participer ngeen woote ci 88 628 17 27 kon Mame Nar duggal ci coli ñu tey après nga indi sa reportage ñu doog a ñëwaat ci plateau bi nag ma def la confrontation yaak Abdou Aziz. waaw ñuy wax rek tonton Abdou Aziz li mu wax am na solo lool ndax démb tax ñu naan tey te tamit mbirum solo ba mu tàmbalee am subir mutation dafa yàgg ndax dafa am mutation avant indépendance ak après indépendance boo seetloo mutation bi ñëpp ñoo ko subir que ce soit góor ñi que ce soit jigéen ñi parce que tey man fekkeewuma démb mais damay gis photo yi ay sama ñoom pap sama ñoom nijaay sama ñoom tànn da ngay gis bu njëkk ba solo bi ba mu tàmbalee changé daan nañu sol ay genre pas d'éléphant wala ay genre yenn xeetu chemise yi mère yi tamit seen ñaw yi am changement tamit ñuy defar ay loquette di defar ay anango di defar ay marinière ay taille basse léegi mutation boobu continuer ba tey tamit àddina di dox ndax bu njëkk ba tamit doo mën a daamina comme ni ay gros fil ak yooyu booba temps machine yooyu amagul kon li ñu noppaloon mooy kuppati rek femme yi comme kuppati la foog ñu génn ci ay façon def ay loquette def genre volant def ay loxo volant yu ni mel ay taille basse waaye léegi nag jamono dafa dox tamit xel yi gën a yaatu mentalité yi changé ay jumtukaay yu xarale yi gën a bëri tey ji da ngay gis mode bi dafa mel ni course tailleur yi di créer loo créer sa morom créer waat ko gën ko parfaire tamit changement de mentalité bi ndax bu njëkk ba tamit nit ñi jànguñu woon te kala coloniser jox la civilisation jox la làkkam jox la solom dangay roy ba dàq
ñu topp mode bi ndax mode boo koy topp dangay mel ni rek ku gëlam daal. kon Mame Nar foofu dugal sa reportage ñu xam lan la indi ñu ñëwaat ci plateau bi. kon ñu dem ci lu doy waar li. waaw mu ngoog ñu seetaan reportage bi te ñëwaat suñu plateau. man madame Wade laa tudd Fatou Cissé. madame Wade ma bëggoon nga waxal ma tuuti ci diggante solu démb ak tey yow naka nga ko gisee. ah solu démb ak tey changement bi taxu ko am solo la ça dépend rek si nit ki lu mu bëgg client bi ñëw lu mu bëgg rek da koy defal. léegi client bi est-ce que bu waxee par exemple na ngeen ko ñëwal tay baas yooyu comme ni ko xale yi di waxee ay pàccal wala tay baas yu gàtt yooyu yow noo leen di defal moom. ah nooy defal moom da nga koy defal li mu bëgg rek client boo ko defalee lu mu bëgg bu ëllëgee dootoo ko gisaat foog nga defal ko lu mu bëgg rek. waaye yéen jiñ ngeen ko client yi mais yéen la ndax chaque jour da ngay gis tailleur yi ñooy créer ay modèle di ko gën a parfaire di ko gën a gàttal di ko gën a indi ay mooy loolu daal te modèle boo ko gisee ci keneen foog nga dem ñu defaral la ci yow it boo ko bëggee. waaw loolu c'est normal kii ñawlu kay ki indi tuseem li mu bëgg rek lay ñawlu doo ko forcer xam nga yow da nga koy déglu. boo ko dégloo mën nga ko xelal waaye moom tamit doo ko forcer li mu bëgg rek nga koy defar bañ na ko ba mesure lay wax fii laa bëgg yem il faut foofu nga koy yemalal. yan genre modèle ngay ñëw yow. ñu yëpp la ñëw fii tey baas yi tunique yi mbubb yi lin yi waa wax. ban modèle la. ça dépend bii benn soxnaa ko moom. gis nga dentelle bi moo gën léegi xew. man ne damay jaay loo xam ne lii macha allah mën nga rus marché bi doo ko gis fi mooy mun a xam nga mun a ba sa màkk ba lu tuddee bitig bi lépp loo bëgg rek loo xam ne lii lu jekk la te yiiw te baax te suluise ñëwal fii si bitig bi. waaw man lii sax xamee naa ko ndoket la ndoket sama ñoom maam laa daan gis ñu koy sol dafa xewaat wala dafa continuer rek. waa nit ñi bëgg nañ ko de modèle bii de neex na leen moom daam yi daal bëgg nañ ko moom à chaque fois heure bu ñëwee bu ñu ko gisee recommandé waat. bu njëkk ba jigéen daawul sol lu dul grand boubou wala demi grand boubou wala ndoket 3/4 wala genre yooyu léegi tey ndax maman yi ñoom it tamit du ni ñu toppee mode bi moo tax seeni doom yi topp seeni tànk. ah waa mode bi ça dépend ndax bu dee daam yi comme sama genre yi ñu si ëpp xam nga am na yoo xam ñëw am da nga gis ñoo xam ne lay wax solatuñ tey baas bàyyi nañ tey baas ndoket la ni ñawlu wala demi saison yi wala anango yi wala robe yi. nga waxoo fi grand boubou da ngeen ko xewli. ah grand boubou xewli lu ko de gisoo comme genre yi fombu bii nii am na yeneen façon da nga koy arrondir kepp xewul de ñu ngi koy sol ba ñu ngi koy sol. en général daal daabu yooyu leen di gën a sol tey baas yi nag moom seen genre yi disquette yi xam nga ça dépend rek. gis nga robe yi. génn si lu ñuy jëm soo génn sol muuru lu jekk gis nga mu ànd ak kolam xam nga yéen nga wax sa affaire sol pourtant koor gi ñëw yëpp da ngeen koy teg si suuf jël robe yi daal di sol nag ba mu baax daal jël sa kol gis nga ko ku ne gis fonk leen mais lu jot dafa rafet te neex na leen delloo buy sa mboy mbay ga di sol lu baax di sol lu jot di sol lu rafet. mi ngi nii dante la ngi nii mooy ne coton pire gis nga mi ngi nii am caption si ginnaaw yaa ngi gis mi ngi nii li moom client yi macha allah bëgg nañ ko gis nga te yaraaxul defu dara gis nga ñi ñu roy nga xam ne ku nekk yàkkamte ngaa dem màkk ba juyaar fa gis nga yu baax yi ñuy sol te dañuy sañ sa ba mu jeeg sol lu jot muuru gis nga dafa am jiital lépp gis nga ko nii nga sol solu baax solu jekk. Mame Nar par rapport ak sa reportage bi ngeen nekk ndaw parce que reportage bi li mu ngi indi sol bu yiw sol bu correct sol bu jot xam nga ndaw si wax na ci biir waxam ne su koor jotoo da ngeen di bàyyi lépp. ñëw ci robe yeeg kaala yi dindi greffage ak mèche yi di lettu karaw wala ngeen di muuru loolu yow mi nga xam ne ndaw nga ak seen solu jamonoy tey ban jàngat nga ci am Mame Nar. maman lu am solo la wax ndax
jéggaani bi moo bari ci ñun de trop ñun ndaw yi parce que wax na lu demee ni koor gi dañuy teg tubay yaak yooyu yëpp loolu tubay sax mun na yiw ci solin ndax léegi foog nga sol tamit lu dëppook jamono du ñàkk bu ci biir émission bi dinaa ko laaj sama tonton ndax xale yu jigéen yi dinañ mën di sol yenn sol yu mag yi daan sol war a dem liggéey comme tey ñi nekk ci métier serveur wala nekk ci métier hôtesse de l'air wala genre yooyu xam nga doo mën a sol ndoket ak yooyu. léegi laaj ko waaw léegi bëgg naa tamit mu wax ñu tonton tey jii solu bi est-ce que tamit du tolluwaayu jamono moo gën a tax yenn solu yi ñu di ko sol waaye tamit ba tey mën nga sol pantalon ak haut bu wàcc wala nga sol jupe bu wàcc ak chemise bu correct est-ce que yaakaaroo tolluwaayu jamono ak liggéey yi moo waral loolu. ouais xam nga jamono day indi day ànd ak ay influence am yu bare da nga wax léegi sa waxtaan naan ay pattes d'éléphant ay chemise yu gudd et tout mais kooku gis nga pàcc ak nit ki yëpp influence boobu lay am boo jëlee ñun Sénégal sur le plan de la musique avant may ñëw une petite part de transition mësuñu doon woy suñu woy lu dul bi Baobab amee Ablaye Mbuub indi ko donc temps bi ñu doon def yëpp musique cubaine lan daan def bu ñëwee ci solu boobu yëpp influence yu yëpp Europe lay jógee vers les années 60 ba 65 da ngay gis ay groupes yu daan génn en Europe ñu wax les Beatles ay Johnny Hallyday ay Salut les copains am ay association am nit ñi commencé am ay association fii di dajaloo gis nga li ñi ñooñu doon solo en Europe ñi nekkoon fii noonu la ñuy solo mode yi génn en Europe yëpp ni mu xew nii noonu la xew woon temps yooyu ay pattes d'éléphant chemise cintrée langue de chat yooyu yëpp dafa amoon donc pour nga solu carrément tu n'as pas besoin parfois d'être excentrique c'est-à-dire sol lu xumb torop pour solu d'ailleurs ki élégant mooy ki sol lu ko jàpp au passage nit ki élégant mooy ki sol li ko jàpp mais dund nii xew na rek naa ko sol boo nee ay hôtesse de l'air et tout ça c'est ce qu'on appelle les nouveaux métiers mooy métiers yi nga xam ni dafa ñëw ak modernisme muy laaj benn attitude parce que mënoo nekk ci biir avion di servir sol grand boubou loolu mënoo nekk c'est incommode yooyu yëpp dafa am donc métier bu ci nekk dafa am lu naaj gis nga banquier mënoo nekk banquier sol sa xaftaan sa chemise débordée dañ lay wax nga sol chemise takk cravate parce que fi nga toog muy symboliser institution bi nga nekk donc yooyu yëpp boo gisee ñu koy def c'est que dañoo bëgg nit ki am ci dimension boo xam dañ ko ciy tënk pour mu dëppoo ak li bërëb bi laaj mais aussi dëppoo ki koy sersi parce que léeg-léeg nga gis nit ci benn tenue boo xam ni ci marketing la bokk de communication ci institution bi nga nekk parce que di nga fekk nit ku toog ci bureau nga sopp ko avant ngay wax ak moom kooku bu lay wax ak yow ni koy mën a dégloo bokk la koo xam ni da nga ko gis mu xayali comme da ngeen a gaaw wax diw dafa xayali wala kii li mu sol ak si misam bu xaañaaralam bi yu ci bari day influer ci lim lay wax ak lim bëgg nga xam ko ak li nga bëgg nga jëlee ko ci moom donc habillement dañ ko mës a dëppale ak nit dañ ko mës a dëppale ak communication mais dañ ko mës a dëppale aussi ak bërëb bi nga nekk li mu laaj waaw bu nekk am na lu mu laaj mais Abdou Aziz foofu bëgg naa fa dugg tuuti parce que dama doon gis démb ñuy def turki ñuy def tubéy salopette def turki def bolok ci kaw ba ci suuf léegi ñu ngi koy sol ba léegi te tendance boobu ba léegi demul mais bëggoon naa xam ndax li ñu doon sol démb ak li indi tey ci jamono nga ne c'est les nouveaux métiers par exemple mënoo dem ci banque bi sol grand bu heure bu ne nga woggantiku wala muy débutonné wala dara pour éviter incorrection wala nga ne hôtesse wala nga ne sa bureau ji ay responsable bëgg di yéeg escalier ñaata yoon par jour bëgg daw dem fii bëgg sol mbubb wala kii di meebu d'accord ñëw na mais ci loolu bëggoon naa nga wax ma par exemple lan mooy accoutrement wala le niveau type de sénégalais lan la war a solo pour ñu xam ni kii sénégalais la. ok ça dépend ci yow position bi nga nekk en tant que ndax gis nga bu ne dañuy dellu cosaan. je suis contre le retour aux sources non. moi je dis il faut qu'on fasse recours aux sources mais non un retour aux sources. recours. recours day mel ni dañoo delluwaat 20 pas ginnaaw. voilà recours laay wax nag. gis nga nit koo gis mu nekk ci àddina dafa am lu ko tënk ci aadaam ak cosaanam. loo xam ni positif na ak loo xam ni négatif na. moom la tubaab di wax les valeurs culturelles positives yu nga xam ni mën nga ko denc te lu ñëw du ko yàq te du ko xajamal. n'est-ce pas ma jox la benn exemple bi ñuy doog a jël suñu indépendance. Senghor dafay exiger woon ministre yëpp cravate conseil des ministres bu cérémonie officielle amee redingote mooy genre veste boo xam ne day am queue de pie bu wàcc ci suuf nga takk na papillon
premier ministre bi nga xam ni dafa dem conseil des ministres sol mbubu olof defe naa Jaraaf Diouf la tu war a tudd si je me souviens bu fekkee mes souvenirs sont exacts gis nga kooku bi mu demee conseil des ministres le lendemain les gens en ont parlé Senghor était sur ses nerfs parce que là en conseil des ministres c'est ça nit di ñëw costume cravate bien épinglé cravate bu nu serré nëb wala nga ñëw toog veste boutonnée et tout nga ñëw toog mu ñëw sol mbubu la première personne bu ko def conseil des ministres scandale parce que conseil des ministres c'est un haut lieu où les gens doivent venir dans une correction parfaite donc nit ki sa aada ak sa cosaan mën nga ci tënku te du tere nga nit que nit ku correct li nga wax léegi ci grand boobu booy sol di wàcc et tout ça moo tax gars yi boo demee da ngay fekk ñu dindi seen grand bu wépp sol seen turki de c'est ko mais ce qui est sûr c'est que mën nga sol xaftaan bu jot bu rafet sol sa turki bu rafet mu rafet lool nga ñëw toog liggéey sa liggéey convenablement te doo changer mais donc yi ci influence yi am yëpp mooy yi muy wax couturier broderie yi am yëpp boo gisee broderie ñu koy wax c'est parce que ñi ko fi indi ñëpp ay làkkat la ñëpp ay làkkat et puis ndax gis nga yéen ça renvoie même à une révolution ma jox la benn exemple xoolal Mao Tse-tung costume bi mu génne woon longue veste ñu boutonné ba ci kaw la révolution chinoise nga dem ci Mobutu Sese Seko Kinshasa mu indi tenue boo xam dañ naan jël benn écharpe léopard takk ko ci kaw nga dem au Burkina Faso tu trouves bi Thomas Sankara ñëwee indi benn tissu le tissu danfaj am na benn expression bu mu danfajoo ci la bokk gis nga mbub moomu c'est-à-dire c'est la fabrication locale la exigé woon Thomas Sankara pour te dire la révolution même accompagne un certain nombre d'accoutrements donc nit ki mën nga sol yére bu rafet toogaay bu yiw te du tax nga déranger wu wala dara boo nee daf may déranger yére olof moi j'entends très mal je suis mal à l'aise ma dégg ko wax man grand boobu mënuma ko sol parce que c'est encombrant machin mais moi je dis non c'est que sunu aada la suñu cosaan te amul tenue bu ko dàq costume moi je regrette dàqul grand boobu bu rafet bu nu ñëw nga toog correctement dàq ko à mon avis kooku ça ne concerne que moi mais je dis encore dàqul ma ko mais maam naan foofu Abdou Aziz daanele dinaa fi jël pour laaj par exemple ndaw tey nga xam ne da ngay gis ay jigéen ñoo xam ne ay sénégalaises lañu original mënuñu woddu sër loolu ban jàngat nga ci am mënuñu woddu sër bu correct dañuy woddu cat bi dem ne bii bu mu yéeg nii bu ñu solee mbubb dañuy mel ni sax kuy far ay sagar rek mais duñu xam sax naka la ñu war a meebe yére pour dem ak moom te ñu nekk ay sénégalaises sa yaay sa papa sa maam ñëpp ñi nga am di ay sénégalaises te mun loo woddu yéen ndaw ñi naka ngeen mën a expliquer loolu. loolu yëpp ci yar gi la rek ak éducation ndax tey ji maire bi wax na ko sax ci biir reportage bi soo nekkee ndaw war nañ la jàngal solin tamit li nga xamante ne ñoo ko moom. comme boo nekkee kër ga léegi xale yu jigéen ñi xawal nañ baax. wala ay jiin dañuy sol jiin ci kër gi di togg ak yooyu te sa kër nga mën a jàngee wodd ak yooyu yëpp comme waajur yi tamit ñoom it ñu baal ma du ñëpp dafa mel dañu seetaan ndaw yi de trop si li leen neex waaw sa doom day yendoo baa suba ba ngoon di dem ak a ñëw ëllëg jot mu bëgg comme àjjuma rek nga bëgg a sol yére wolof naan ndaw fii woddal leen ma wala nga am xew wala nga am loo xamante ne mënoo fa dem sans yére olof te dafa am loo xamante ne dafa doy waar dañoo roy ba far dàq ba raw sax ñañ doon roy tubaab yi booy seetaan télé tubaab yi di nga gis même problème bi ñu am ñoom la ñu am ndax ñoom it tamit daaw ñu sol yu gàtt ak yi dañ daan sol genre kii yooyu bustier yooyu ñuy jiital sol robb yu gudd ba ci suuf tegle ay ñaari robb ñoom it yor ëpp kaay dëpp mbaxana et tout kon yaakaar naa ne phénomène mode ñëpp la na xari te ñëpp ñoo ko sentir tamit rafetul nga toog ak say moromu papa wala ay kilifa dugg oto des fois da ngay gis pa bu dugg ci tataay yi du sax bëgg a xool day xoolee nekk yooyu parce que yu doy waar yi ngay gis te munoo ci wax ndax léegi doomu jàmbur boo dab ne ko li nga sol wala dara mu ne la ba nga lu ko raw sa kër kon amul loo war a xool looy corriger si man tamit importé yaakaar naa produit yi ñuy importé tamit waxuma yëpp a bon yëpp am na yu baax comme boutique yi ñu fi gis sànq war nañ yére yu yiw mais jiin bu ñëw beneen dikk baa bu génne beneen dikk oo bu ñëw beneen dikk
influencé xale yu góor ñi léegi da ngay gis góor guy sol ay rose takk ay collier caq takk ay lamb melax sol waaw ay mbaxana te check down dañoo xamul li ci nekk. keroog maa ngi seetaan fii waa ji def budoo ma koy saluer au passage parce que émission wam bi wax na ci lu am solo. léegi yow maman est-ce que defoo reportage sax ci wàllu googu. def naa ci wàllu googu léegi te ñu dem régie après ñu daw te ñëw waaw ñu nañu daw gaaw. acca Alassane acca ñu ñëwaat ci plateau bi. waaw solo tey bi booy xool jigéen ñi dañoo xamul sexy ak taar parce que ñoom dañuy wut taar ba faf lor seen bopp quoi du sexy la ñuy wutee taar mais xoolal suñu mag yi dañ daan solo bu rafet xoolal musóor bu rafet jamono yooyu malaaka yërmande da daan wàcc ci suuf si mais jamono ji pour nga taseeg malaaka yërmande day metti quoi. waaye seetlu nañ góor ñi boo solee yëre olof jigéen ñi nee nañ duñ la xool boo dangalee ñi sol baay yeeg yooyu rek la ñuy bëgg naan xale bi mu ngi chon mu ngi def nii. xam nga góor ñooñu noonu je me dis que ñooñu duñu góor quoi xam nga góor dëgg ku ñuy wax góoru yàlla mooy koo xam ne que nii bokk lépp lu yàlla bëgg da koy bëgg quoi mais lu seytaane bëgg luñ koy doyee. waaw loolu tamit ci la sexe bi mooy affaire clip yi ñuy seetaan ci télé yi tu vois. ñoom suñu mbalaxmaan yi tamit ñoom tamit ñu waroon wane le bon exemple faf ñu weere bi nag li ko indi du dara lu dul ay genre Rihanna li gars yi di topp ay ñoom Beyoncé affaire yooyu noonu. man loolu laa gën a bañ sama àdduna. ànd góor jël sa sentu takk ko sa ndigg muy wadd dafa sax rafetul nag góor da takk ndiggam ba mu baax takk ba mu dëgër ñoo xam ne kii góor la. li soxna si wax démb ne danga daan giñ naa sama géñoog baay mais léegi foo koy giñee fan ngay waate sama géñoog baay. ndax takk boobu amatul seen parents yi teg si bët bàyyi ko noonu te baaxul na soxal bu góor bi koy def check down baaxul si benn góor bu koy def ku ko doon def béboo nga bàyyi ko. je me dis que góor warul sol peew góor moomu ko quoi jigéen moomu ko sax tamit solu góor jigéen la rek booy xool ay Europe yooyu noonu yooyu pour attirer les góor rek quoi man loolu laa gis quoi ñun daal benn instant ñu ngi ci axiru zaman quoi. man damay xool ne femmes yi jigéen ñi ñoo gën a sax bon correct par rapport ak góor ñi quoi ok parce que góor ñi damay gis ñoo xam ne boo gisee âge bi bon tu peux dire bon les élèves yi mais da nga gis koo xam ne passé na élève mag lay doon sax quoi muy wàccee ay tuba yi naan xaw ma check down ay des choses comme ça bon solo bi ñuy solo nii man vraiment kiiwuma trop parce que c'est pas tellement civilisé par rapport ak suñu bonk en coutume quoi africain sénégalais bon ñoom dañuy copier trop sur les américains bon wàcc seen tuba yi ba ci suuf bàyyi seen slip yi muy feeñ c'est pas vraiment lu kii daal yëgul daal. je pense que importation bi aussi ça fait partie parce que ñiy dem di jënd ji di indi daal partout copier indi fi ñu di ko sol à la mode mu nekk quoi. gis nga seetaan nga reportage bi ma dégg ci benn xale bu góor bu pertinent bu wax ni accoutrement dañu roy ba dàq mais xam nga yow mi nga xam da nga nekk ndaw bokk ci génération bii nga xam ne yaa ngi sol tenue boo xam ne correct na yaa ngi woddu sër mënoo woddu parce que sa doom bu yeewoo def short suufees ci biir kër gi di ko taxawaaloo def liggéey su bu seere ak quelle que soit la taille quelle que soit la forme macha allah nga koy doxe ci biir kër te dérangé wul sa yaay dérangé wul kenn je crois que parents yi am nañ ci responsabilité yow Mame Nar lii nga def nii ci reportage bi boo paree dinaa ñëwaat ci ndaw si li mu wax duñ bañ doon géñ sama gaño baay foo koy géñatee léegi est-ce que du yéen ndaw ñi yéen a gën a privilégié góor ñi ci ñu koy def parce que bu doon nit koo xam dañ ko yar ci les valeurs yi ñu xam suñu ay valeurs yi ñu juddoo ñu yar ñu ci sutura yar ñu ci teraanga ak kersa dina am genre nit boo xam ni su présenté woo sa kanam sax doo ko nangu kon yéen est-ce que jeunesse bi amu ci part de responsabilité ak ñi leen jur Mame Nar. am nañ ci part de responsabilité parce que man nee naa parents yi des fois ñu am ci tuuti waaye lépp ñoom jeunes yi la parce que am na ñoo xamante ne sax la plupart duñu génn ak seen kër li ñu fa génnee de
dañuy jiital dem ba ca biti jaar seen kër xaalis simmiku sol li ñu bëgg a sol wala yooyu xam nga tamit nit da nga koy yar rek tey ñaan tamit ci yàlla dimbali ko musal ko ci influence ak yooyu parce que àndandoog entourage ak télé yeeg yu bëri day indi influence ci éducation xale li nga wax am na solo dañoo dem a dem ba xàmmeetuñu solu biir néeg solu kër wala solu mbedd liggéen ba dentelle wala yooyu nga jël ko di ko sol te ku ne xam nga ne dentelle liñ ci jublu woon du loolu parce que baa yooyu dafa day attiré tey tànkum kese sax a gën baa yooyu parce que boo ko solee ku bëgg a xool ku bëggul xool ne waaw kii de li mu sol doy na waar nga jógee te ci loolu góor ñi jàll nee ñoom it doy waar ba macha allah tey bu nit du la respecté sax nit a ngi dem kër nit ne waaw dama doon seeti kenn wala lii wala laa waajuram di ma ndawal di ma tuutil fekk yaa tuuti sa bopp col ko bu tuuti day tuuti laate ni nga toll la lay génneel ni nga mel la lay génn kenn du la respecté kenn du respecté sa waajur parce que boo gisee ku sol maman lu doy waar ci mbedd mi li ngay njëkk a wax mooy waa kii bàyyi na nit këram waaw kii ndeyam ba na ko këram kii papam ba na ko këram waa ay mbokkam wala waxuñ ko dara kon nga gis solu ni muy amee impact ci vécu nit tamit am leneen lu am solo toppandoo gi dafa doy waar tey star yi ñuy toppandoo ñoom ñuy sol yenn yi ñoom seen kër du ñu sol loolu dans la vie quotidienne bu ñuy dem ay shopping wala dem fenn du ñu sol loolu dañuy ko rek ba ci star américaine yi bu ñuy kii du ñu maquillé wu maquillage yu extravagante yi ngay gis ci télé bi du ñu def seen coiffure yooyu parce que loolu yëpp c'est pour attirer l'attention léegi yow ngay doomu nit ku baax xaaj sa bopp tent fii bàyyi fee def sa dabala def sa xef yoo xamante ne doo sax mën a ibbi say bët xool correctement sol say dëgg la maman du rafet xef yi na yem rek waaye boo ko defee ba mu bëri jël maquillé sa kanam gi saa waay ba mel ni charbon kenn du xam fond noir lipp sa gémmiñ gi ba muy siit sol lu doy waar loo xam ne koo romb mu ne eskay nga ne toj naa fa mais toj ñaari façon toj a am toj si lu baax ak toj si lu bon. kon maman yow foofu laay tàggu ak yow parce que Alsaan ngay wax ne li ma desee ci tax bariwul parce que li duuf ci nag bi yëpp xaju ci li mais ma jox Abdou Aziz Ma Fama mu tàggoo defaale benn résumé ci reportage bi ñu seetaan ak participation 5 minutes jeex na presque émission bi jeex na Abdou Aziz looy tàggoo. Ouais, mais malheureusement du ñu épuiser sujet bi yëpp. ci thème yi ñu waroon jël yëpp. mais xam naa dinañ fi dellu si peut-être ci yeneen anam. bu bëgg wax rek ni loo gis dañ ci yar nit. parce que jóge France mënatuma woddu parce que bon fa nga nekk dootoo sol mënoo woddu di dem di liggéey et tout yooyu yëpp ay alibi la ay prétexte la. ay prétexte la am na ñoo xam sax xamul ni loxo càmmoñ la ñuy woddu. jigéen. donc am na ci ay alibi yi nga xam ne c'est de faux alibi te nit ñi te bis bu amee nga sol yëre olof dem ci ñi wax tubaab lan lépp bu bis amee ajuma wala it ñu sol yëre olof dem ci même bu ñu ko dee sol mel ni ay tubaab yu dofit dañ ko sol donc moi je dis encore une fois que nit ki foog mu attaché foog mu xam aadaam cosaanam lan la pas sol lu rëy mais sol lu yem lu la jot lu nga xam ni man nga ko sol muy correct je pense que man foofu laay tàggoo ak yow. non des na sax dese naa tuuti parce que mën nañu indiwaat débat bi tuuti pour ñu jéem a xamal suñu ay ndaw yi mooy li nga xam ne loolu moo tax la chaîne sénégalaise jóg. di indi débat yu mel nii. di indi ay nit yu mel nii suñu plateau ñuy jéem a fàttali di indiwaat ndax du suñu mat du suñu xam-xam waaye nag ñuy apporter suñu pierre à l'édifice de ce pays. tonton Aziz tamit bëggoon naa ko laaj. mais laaj ko maman il faut bu ko bàyyi noonu laaj ko ma ko bàyyi noonu kay moo kay fu mu toll nii comme daf maa raay léegi man ma raay ñoom seen jamono. yow laajaat ko laaj bu baax léegi tonton Abdou Aziz dama gis léegi góor ñi dañuy wax naan waaw comme da ngay gis góor bu naan man bëgguma kuy sol lii kuy sol la te la plupart boo xoolee ka muy labat wala ka mu takk ba këram mu nga ca yooyu yëpp est-ce que tamit influence solu bi du góor ñi parce que jigéen tamit buy solu góor ñee tax la plupart di nga solu pour sa bopp mais di nga solu pour sa jëkkër solu pour sa góor solu tamit pour nit ñi gis la yaakaaroo yéen it participer ngeen ci jigéen ñi ni ñuy gën a kiiwee sa solu bi daal. écoute ça dépend ci tranche d'âge bi ngay wax am na ci ñoo xam ni li leen intéressé mooy nit ku yiw c'est-à-dire nit ku yiw mooy yére yu yiw parce que diggante nit ak dof yére rek moo fi dox. donc am na nit ñoo xam ni mën nañ concevoir nit sol yu yiw. mën nga sol taille basse le mot est français taille basse le mot est français. jigéen ñi njëkk ñi mag ñi daan nañ ko sol te terewul ñuy woddu. ak démissaire amoon na bu njëkk. amoon na bu njëkk yooyu yëpp amoon na gis nga toutes les écoles de formation infirmière wala école ponti wala école normale jeune fille fa daan génn yëpp ay jupe yu nekk ci j'aime le vent xaw ma non pas jupe j'aime le vent c'est pas ça ay jupe yu egg si ba fii man daan na am jupe droite am na jupe portefeuille yëpp dafa amoon ay façon jupe papa nag fashion ngeen nag même abeti amoon na ba léegi mu ngi ay jupe yu nga xam ni dalay won ni ñii mën nga ko sol c'est mu rafet te du extravagant jupe abeti yi ngay wax mais abeti artiste la
Ivoiriens yi ak Congolais yi ñoom ñooy am façon coupe yooyu. ah d'accord ñoom ñooy am coupe yooyu abeti artiste la comme ni Kumba Gawlo wala Fatou Gueye nekk ay artistes. donc ay type la ñu daan sol yoo xam nit ñi dañ koy sopp ba di ko sol ay vax la daan doon en général donc nit ki mën nga sol une belle tenue te doo extravagant. bon maintenant comme couleur amatul lu la neex nga sol am na ñoo xam ni bu nu solo da ngay defe ni dañuy tàkk. bon am na ñoo xam ni bu nu solo nga xam ni ñi ils sont dans les règles c'est-à-dire règles yu nga xam ni dafa am couleur yoo xam ni sol ko sax da ngay xaru à la limite. et tout ça mooy da ngay wone ni da nga bëgg ñu gis la parce que da nga bëgg a feeñ am na couleur yoo xam boo ko fa forcément tu attires la vie. donc yi ngay wax ci ay xale yi seen tuba yu ñuy sol tout ça c'est des imitations c'est la mode. Aux États-Unis et puis au Sénégal les prisonniers ne mettent pas de ceinture. Ils ne mettent pas de ceinture bu fekkee amoo tubéy élastique ceinture lay am dañ koy dindi parce que dañuy ragal nga xaru ci. façon boobu ñu koy wàcce muy wàcce boo koy sol pour mu bañ a wàcc tombé nga def awra neen foog nga écarter ses tànk moom noonu démarche boobu la xale yi di am. loolu moo waral. du takk seen ceinture. kon war nañu xam nag check down fi mu jógee. non mais c'est la triste réalité. prison Guantanamo les prisons américaines et tout ça boo génnee prisonniers yi bu leen daan yóbbu promenade dañ naan tubéy yi ñu am du takk ceinture parce que dañuy ragal nga xaru ci. bu dee kii dañ koy dindi boo dee dox ci tubéy boo xam ni amul ceinture. tu écartes les pieds pour marcher. loolu moo tax ñuy joxe nii ñuy doxee. ensuite sur le plan de la civilisation jiital warul génn. jiital surtout tubéy warul génn. rafetul sax gis nga. non damay du sax question rafet dafa warul génn. am na ay linge de corps yoo xam ni dañuy rafet parce que boo leen gisee xam ni lii dañu rafet mais kenn du ko génne. c'est incivil pour ñu génne ko. ñaareel bi ci des moo di serré tu portes serré amoon na fi ñun amoon na ay chemise cintrée yoo xam boo ko daan sol diggante bu doon sax day am ay écartement tellement dafa serré da nga daan baraay dafa dagg mais loolu dafa amoon. ah tonton yaa ngi génn ca sànde tey. c'est vrai da daan am loolu da daan am fente ci dañ ko daan wutal ay kii ci ginnaaw nga takk nga sol ko mais tu étais dans les limites de la correction. chemise blanche lay doon manche longue bu egsi ba fii nga tëj say boutons c'est à la limite dafa correctul sax. mais daan na neex a xool. nga sol sa tubéy comme tu dis pattes d'éléphant Spencer ou tout ça c'est des modes yuy génn ay façon tubéy yu daan génn sol sa dàll ciré d'abord parce que dafa amoon yoo xam ni société bi moom la gis nga association yi daan am da daan tax nit ñi di corriger. association di invité beneen association ñu ne tey jii dañuy invité les divaneurs ñooy invité les aiglons. ñu bon nañu yëpp dañuy xoolaat sa chemise blanche ndax am na tache. ak ay ne papillon ak broche yi daan def ci veste yeeg yooyu. c'était tellement élégant que amatul. waaw léegi veste yi sax dañuy xat ba moom chemise bi non mais yooyu sax amoon na parce que veste yi am ni amoon na. toutes les robes yi ngeen di sol nii ay droit uni fente dafa amoon na ay robe yu rafet yoo xam ni gonflant la daan doon loolu lañ ko daan tudde mais bu ko jigéen ma seen sol wala les jupe portefeuille mais tu disais que mi bu naan ñëw ci baar yi daan fekk sax da ngay xam ni ñi correction moo tax nga sopp leen mais léegi moi je critique pas dans tous les cas j'ai horreur de critiquer parce que ku nekk li nga bëgg ngay sol mais ci colin jëppi nañ ci nit ci solin sopp nañ ci nit. waaw loolu maa ngi ci nuyu bu baax sama benn cousine bu ñuy wax Fatou Diop Ali Ngone nekkoon Gorée comme surveillante mais je crois que Mame Nar man ci moom laa soppi dessous. ah d'accord tout le temps boo ko gisee bu ñëwee seen kër buy sumeeku robbam. dafay def dessous bu ñëw ba ci genou. wala ay suite yoo xam ne dafay ñëw ba ci taayam. nekk baat ngàll bu sew. moom la daan jiite ce sont les écoles de formation. école de formation école normale école sage-femme école kii machin yi daan am yëpp xale yi fa nekkoon à l'internat gis nga dessous le mot même est français. dessous ci biir ce qu'on met en dessous c'est-à-dire loolu moo lay won ni de tout temps civilisation bi dafa mas a am mais de tout temps dañ ko daan surveiller. même à l'école dañ koy surveiller. c'est que maman li nga wax. mais Mame Nar yow est-ce que xam nga boobu xam nga boo def sa soutien bu dag bu rafet. sa yëpp di génn sama yaay laa daan gis ñu ko mère yi ñoom ñëpp a ko amoon man dama ko bëggoon daf ma neexoon. parce que boo waxee mel day mel ni dessous bi tubaab def mais mag ñi. da daan am marinière bu ndaw bu dul am ngàll. ah d'accord boo xam ni comme ni Suède di mel lay mel. moom la ñuy jiital mais ça arrive jusque là. yow Mame Nar léegi yow joxe sa tàggoo sa yóbbal ci ndaw yi ak colin bi léegi ndax li ñu dese bare. d'accord. dama bëgg li tonton Aziz wax waaw dessous dafa rafet parce que da ngay gis mag bu sol grand bu ku ne xam nga ne tuuti la ñuy tapp lii yëpp booy wax boo nee nii wala dugg ci oto yi jàppandu sa cër yëpp nekk ci biti te fii awra la
kon yaakaar naa ne loolu yëpp war nañ ci bàyyi xel tonton Abdou Aziz sax wax na ko bu njëkk ba ñun même bu dee royuñ ko ci tubaab yi ñun it dañoo yàgg bëgg lu baax suñu solu dafa mës a rafet tey nag dañ ko transformé ba xàmmeetoo sax yére olof ak yére tubaab des fois am na yére yoo xam du yére tubaab du yére olof man jeunes yi li ma leen di wax rek lu yomb la mënuñu dellu ginnaaw comme ni ko tonton Aziz waxee day mel ni rek dañoo en arrière daal avancé wuñ waaye nañu ko jéem bàyyi xel suñu bopp jéem ko parfaire tamit xam yére bu nekk ak fa mu jëm ndax tey jii par exemple ñaan ma ko yàlla munoo dem dëj nga sol sa yére tubaab wala sa mini wala sa dara xam nga loolu àndul munoo bëgg a dem takk ak yooyu sol sa yoo xamante ne àndul kon yére bu nekk fa mu jëm waaye sexy tamit du rafet dañu xam ne mun nga solu ba jekk te doo sexy sa awra du génn kon loolu laa amoon daal lu ma leen di ñaax di jaajëfal bu baax a baax tamit waa ñoo ko bàyyi couture rek comme ni ma la ko waxoon ñu génn fii marché Grand Yoff rafet ba dee daal waaw ma lay copier yow it nag des na tuuti léegi ma lay copier waaw Abdou Aziz ma femme nga tàggoo joxe sa yóbbal ci émission bu mag bi bon man yóbbal bi may joxe moo di la correction dafa am solo te léegi sax la waaye bu njëkk carte d'invitation yoo doon gis dañ doon wax tenue correcte exigée daan na am ci carton d'invitation yi mais loolu bu ñu ko daan wax c'est pas dañuy wax ni fii ñuy ñëw ci milieu bi am na lu mu laaj dëgg la te loolu nit ñi dañ ci war a bàyyi xel bon may kontaan loolu di wax ni góor ñi bon moi je critique pas dans tous les cas war nañu mën a xam ni lu la jàpp ak lu la jàpp nit daal war na ko mën a xam bon di nuyu Babacar Sarr taal bi sëñ Babacar sama rak ak Tayrou Sarr di ko ndokkeel ci appel sëñ daan limaam bu mook jabaram Mariam lu ñu def ci lu rafet yépp ak li ñu def ci gan yàlla na leen ko yàlla fay di nuyu Mbayte comme moom sama xarit la Mbayte Rasoul Mariam di nuyu ñëpp di nuyu sama njaboot sama waa kër aji Sophie Mbuub aji Kanku di nuyu sama njaboot di leen nuyu bu baax di leen sant di leen remercier ci invitation bi di nuyu aussi responsable la chaîne sénégalaise waaw Abdou Aziz ñun tam ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité bi ci foofu rek ma ci nuyu Mame Biram Kor Papa Assane yaayu Fat Sey di nuyu xale yëpp di nuyu ta aw Cheikh Tandey Kewe Diané Socé di leen ñaanal yàlla jàmm may nuyu nag yaa Oumou Abdou Aziz Dabakh borom Cette yaay Yacine Ndoye ak Papa Ndoye bi yaa nag ñooñu aussi remercier parce que xam nga moom it dafay taxawal doomu sëñ Abdou bu wootee nit ñi doon ko wuy ji surtout loolu aussi lu ci am solo et puis surtout yor ay doom yi surtout Amadou Assane Ndoye je pense que loolu lu fort la loo xam ne war na ci taxaw insha Allah may remercier tamit Moustapha Sène ku la sopp la day seetaan yóbbal nee na ma dee leen may remercier nag Moustapha Sène ñu ngi koy nuyu mu ngi nekk foofu sa yaay sa Bourguiba may profité di nuyu waa sa yaay yëpp nag di nuyu sama borom kër nag ndax mooy sama manager mooy sama coach mooy sama lépp di ko xamal Kébé nee na tey bu fayul bu ma dugg ci kër gi maa ngi nuyu sama borom man tam maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ñaanal di nuyu tam di wax rek ni émission yóbbal lii lay indi saa su nekk rek di rénover pour mieux parfaire di ñaanal waa Tapis Rouge ñi nga xam ni ñooy suñu partenaire de tous les jours ànd ak yóbbal ca tàmbali ba léegi te bàyyiwuñu ba tey yal na leen yàlla yokk monsieur Xuma ñu nekk ci avenue Cheikh Anta Diop seen téléphone nekk 33 842 63 42 di ñaanal Palen cosmétique ñi nga xam ñoom tam ñi ngi indi jàppale jigéen ñi jàppale mag ñi jàppale ndaw ñi nga xam ni kenn ku nekk mën naa laal ci seen i produit foo jëm ànd ak moom xam naa ni yi dana neex sama goro maman tur yee wolofe sax xam nga bu njëkk ba ay tur yu kenn xamut mais ñoom dañu ñëw rek génn ci sénégalaisement bokk rek xam ni ñoom tam ay sénégalais la ñu ñëw jàpp ci di ñaanal nag ñoo xam ne que dañoo toog saa su ne toog ci seen ay télévision di seetaan la chaîne sénégalaise ma ci nuyu soxna Métou Dabakh yaayu Ndey Astu di ko ñaanal jàmm di ndokkeel bu baax faatu ci tur bi di ndokkeel kantoom bu baax a baax si Malick di leen ñaanal yàlla jàmm fu ñu mën a nekk di wax yaa amu ni ko cett daal baax na trop Amadou Ousmane yàlla na ko yàlla yàggal mënam di nuyu Yacine Ndoye bu baax nga xam ni conseillère la ci wàllu télévision kenn ku ci nekk rek su la gisee mi ngi lay jox contribution ak jàpp gu muy jàpp parce que defal nii wala del waxee nii sax bokk na ci li nga xam ne defal suñu émission bu baax di ndokkeel képp ku bokk ci famille Codou Ngom Dieng ak fu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaanal suñu njabootu bopp suñu waa kër suñu ay xarit suñu soppe ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi seetaan la chaîne sénégalaise ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di leen jox nag dig daje altine bu jot àllarba bu jot àjjuma bu jot fukki waxtu ak benn ba fukki waxtu ak ñaar bu leen dem fenn jàpp leen ko ci la chaîne sénégalaise moom rek la jërë ngeen jëf fa beneen yoon